asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu àndaat ak yéen ci seen émission bernde ak Soxna Bilo tey nag ñu ngi rester toujours ci Moyen-Orient wala les cuisines orientales donc tey ñu ngi leen di indil lu ñuy wax shawarma suñu caméraman nag moo ñu ko commandé tey ñu koy wax Alioune Sine donc moom lañ koy jagleel tey donc lii nag moo siy dem. voilà dinañ soxla ndawal maanaam boo ci am rek boo amee bu xar bi nag mooy dàq sax nag wala nga def mélange xar dinañ soxla tuuti diw dinañ soxla citron dinañ soxla vinaigre dinañ soxla aussi yaourt nature sans sucre donc bien sûr ak aussi dinañ soxla tahini paste moom la ñuy wax pâte de sésame soble tomate fraîche xorom laaj poobar ak assaisonnement yi nag mu nekk par exemple curcumin dinañ soxla aussi cumin dinañ soxla aussi turmeric mooy curcumin dinañ soxla poobar dinañ soxla ginger dinañ soxla 5 épices ak 7 épices dinañ soxla aussi bu fekkee ni amoo yii nii yëpp am na lu ñuy wax shawarma mix épices yoo xam ne dañ ko defar pour shawarma ba pare donc loolu ngay dem wuti ji dinañ soxla aussi salade pour accompagnement dinañ soxla aussi persil boo am rek donc man yor naa fi bu italien bi ak aussi persil ndela la donc boobu tamit mi ngi fi léegi nag duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ bi bismillah gis nga boo mixé nii nga bàyyi mu mariner beneen kii bi ma bëggoon mentionné beneen affaire bi mooy maanaam lii soo koy defar su fekkee amoo machine bi defar shawarma donc nii lañ koy defaree mu nekk boo xam ni c'est fait maison nii am na yoo xamante ni am na machine yoo xam ni nekkul sax bokkul ba léegi ak yu mag a mag yi mais yoo xam ni pour defar ay shawarma yooyu la donc ci kër yi lañ c'est fait pour kër utilisation wu kër et non pas commercial donc yooyu ku ko amoon tamit da nga koy da ngay changer dagg bi gis nga soo defee nii nga bàyyi ko nag mu mariner minimum 2 à 3 heures minimum donc soo ko defee nag mu fanaan mooy dàqati ñu def noonu après nag léegi daal di ñëw àndat ak yéen ci waañ bi fële comme ça daal di koy commencer aussi donc léegi fi mu nekk nii dañ koy daal di ñëw rek jéem ko xawma rosi la xawma pan fry daal gis nga li ñuy def mooy dañ koy def amul ndox amul diw amul dara diw biñ ko mariné woon moom la ñuy jàpp rek pour mu toggee ko donc température bu kawe lañ koy ci sa température bu gën a kii bi kawe bi moom nga koy defee parce que dañu bëgg a sear maanaam tëj jus yëpp ci biir nga xam ni même buy génnee ndox aussi du tax ndawal li di waw donc nii lañ koy def duñ ko teel a ëlbati wala lenn dañ koy bàyyi nii ba mu leer ñu ni jàpp na après ñu door ko tourner nga boo ko bàyyee rek mu commencé dooreel boppam dañ koy fexee tas rek ba nga xam ne buy togg du danqali ko voilà gis ngeen fi mu nekk nii xam nga bu ñu leen waxee ni yàpp bi ñor na du ngeen ko gëm mais ñor na truc bi astuce bi nga xamante ni moom lañ ci def mooy par exemple yàpp bi biñ koy dagg dañ koy lelli def ko mu fin ba nga xam ne day mel ni presque comme feuille boo leen xoolee nii gis nga parce que boo jëndee shawarma noonu lañ la koy lellilee donc ñun noonu lañ ko daggee quoi lelli ko ba mu sew loolu c'est pour mu gaaw a ñor ba pare daf lay éviter soo paree boo toggee lu ne lumbali mun nga ko lelli après mais loolu daf lay day yéex a ñor
donc da nga koy lelli te beneen astuce bi nga xamante ni pour lelli ko ba nga xam ni dafay fin da ngay bàyyi yàpp bi mu sedd guy ba mel ni presque luy waaj a congelé te congelé wul bu ko defee boo tegee paaka bi mu koy lelli comme feuille léegi dañ ciy def tuuti soble donc lii nii li tax ñu ko ciy def mooy maanaam lu muy ak tomate lu muy def mooy yaa ngi gis bu ñuy defar shawarma dañuy teg ci kaw soble ak tomate léegi comme ñun mënuñu am loolu dañ koy def fii incorporer ko gis nga bariwul tuuti rek la juste pour nga xamante ni dina dugg ci biir ndawal li bu ko defee bu ñu paree dinañu am goût boobu mel ni dañ ko ci defoon ak yooyu dañ ko lakkaale woon ak ndawal li gis nga ba léegi defuñu ci ndox te duñ ci def ndox aussi moom mooy génnee jus naturel am donc ñu def ko ci léegi bu ñu paree commencer assaisonner xool yeneen cafka yi nu muy def ndax am na lu ñu war a dolli ou pas donc bu ñu defee loolu bàyyi ko fii muy mijoter ndànk-ndànk bu ko defee ñu daal di wàññi léegi suñu gaz daal di dem commencer defar sauce bi nga xam ni moom la ñuy def ci shawarma bi donc loolu loo ko gën a teel a defar ci journée bi mu gën la arranger parce que lu mu gën a toog rek di gën di saf voilà léegi sauce bi ñuy defar genre tahini sauce la gisoon ngeen ko mus nañ ko defar aussi ci benn bernde boo xamante ne dañu defoon riz arabe yeeg yooyu donc defoon nañu même sauce bi donc même chose la ñuy def rek boobu dañ ci mélangé woon concombre yeeg tomate yeeg affaire yooyu bi yoon duñ ko def dañ koy jël séparément donc yéen a ngi am fii yaourt nature bi gis nga sans sucre la ma daal di jël sama tahini mooy pâte de sésame bi waxoon naa leen aussi nuñ koy defaree da ngay jël sésame boo amul pâte bi nii nga jël sésame dëbb ko ba mu mokk boole ko di ko def ak diw comme ça nga mel ni comme presque comme kuy defar tigadege rek booy xool après dafay daal di nekk pâte donc loolu wala nga dugal ko ci sa robot soo amee food processor gis nga léegi ñu daal di jël commencer mélanger ko gis nga dafay am tendance di dëgër mais doo ko yàkkamti daal su la neexee à ce niveau mun nga changer nga jël fouet par exemple fouet bu ndaw boo ko amee moo gën a gaaw fuuf te boo xefee xam naa ni fa laay mujj parce que moo gënoon gaaw fuuf si man léegi li may def xam nga fi mu nekk nii booy xool daanaka lii dafa dang donc boo buggee def ci shawarma lu gën a oyof lii ngay def léegi li may def mooy dama siy daal di dolli ndox dañuy commencer tuuti di dem progressivement ba ñuy xool naka la ñu buggee kii bi yëmbax sauce bi je sais que man dinaa dolliwaat encore parce que bëgg naa mu gën a oyof lii tuuti donc li may def mooy dama siy ñëw def sel donc daal di bàyyi teg ko à côté noonu le temps muy toog di xaar ak yooyu léegi nag su la neexee à ce niveau mun nga si yokk sa laaj ay en poudre oignon en poudre wala laaj bu tooy mais man comme togg bi ndawal li saf na ba pare lii dama koy bàyyi noonu plein comme ça mu mun a kase goût yépp noonu voilà léegi tortilla yi gis ngeen ko defoon nañ ko fi émission pour wan leen ni ñuy defaree ni ñuy saafee tortilla yi mais dinañ ko def Bilo Fine Cuisine ñu wan leen ni ñuy defaree tortilla commencement ba fin ngeen mun ko gis comme ça ki nga xam ne amul accès ci tortilla mun na ko defaral boppam et puis toujours rek comme toujours moom mooy dàq téeméeri junni yoon soo ko jëndee ci store yi donc dañ koy teg nii nga xam ni duñ ci def diw duñ ci def dara poêle bi noonu wala sa cin ngay jël rek nga bàyyi ko ba mu tàng nga daal di ko ciy teg boo ko ci tegee nag nga bàyyi ci xel doo ko teg ba pare dem sa yoon da ngay taxaw foofu parce que dafa gaaw a jàpp léegi damay jël tuuti mayonnaise du moins moutarde maa ngi wax ku bëgg mayonnaise mën na def mayonnaise ñi nga xam ne bëgguñu moutarde par exemple
léegi ñi nga xam ni bëgguñu mayonnaise mun nañ def moutarde par exemple gis nga daal di def sa mayonnaise. ki nga xam ni moom bëgg na kaani daal di def tuuti kaani tuuti rek nga xam ni du bari dañuy def tuuti awale ko gis nga suñ paree ku bëgg dolli kaani nga dolli nga teg ko ci côté bi mais nañ def nii rek en attendant léegi ñu daal di jël suñu ndawal gis nga mën nañ jël ndawal li teg ni gis nga jarul nga koy def ba mu bari sinon après da ngay am problème tëj ko gis nga bu ñu paree daal di jël tuuti ci soble bi gis nga soble bi jéem mariné wu ma ko wala def ci benn assaisonnement parce que yàpp bi am na déjà assaisonnement ba mu doy te bu ma ci defee tamit ay xorom ak yooyu dafay tax mu ndox bi commencé génn su ko defee te kii bi shawarma bi daal di tooy te bëgguñu shawarma bu tooy moom doxul donc gis nga ñu daal di jël tuuti pomme de terre ku bëgg pomme de terre nga def ku bëggul nga bañ a def donc mu ngi noonu gis nga tuuti rek ñu daal di jël tuuti oignon vert moom tam c'est facultatif bu la neexee rek nga jël su la neexee nga bañ a def voilà daal di jël tuuti tomate gis nga yooyu yaay xool rek li nga xam ne bëgg nga ko nga def ko mu nekk nag liggéey bu xaw a bar tuuti parce que sinon rek yépp ay seddaat de toutes les façons mun nga ko def nii ba pare daal di koy dugal ci sa four pour mu gën a tàng gis nga ma daal di jël tuuti persil def ci jël aussi tuuti naana menthe def ci pour fraîcheur léegi nag bu fekkee da nga koy lekk léegi nga def sa salade su fekkee lekkoo ko nag nga omettre salade bi ba nga koy lekk comme ça nga def ko ci côté bi donc buñ defee nii daal di jël yéen a ngi fàttaliku sauce biñ defaroon ci début bi mooy tahini sauce bi léegi ñu jël ko daal di def tuuti rek bismillah gis nga léegi nag soo demee ba ci biir su fekkee bëgg nga lu gën a bari mën nga ko def donc ñu daal di tëj rabattre côté yi daal di jël suñu papier utiliser ko moom mu dimbali ñu gis nga tëj voilà def ko rek comme boo doon tëj burrito tey nu muy mel gis nga boo tëjee nii gis nga ñu tëj daal di laxas côté yi laxas fii nga daal di teg xam nga deuxième baa ngi nii ñu defaraat deuxième encore rek même procédure bi defaat tuuti moutarde coller rebord yi subhanallah gis nga ñu defaat tuuti nii rek léegi dañuy nettoyer aussi parce que bëgguñu këyit bi taq ba mu ëpp voilà ñu def kaani encore ñu jël ndawal li def si
nga teg ni defar nañu wraps yi ba pare muy shawarma yi ba pare léegi dafa amoon lu ma bëggoon attirer seen attention pour ñi nga xamante ni par exemple dañuy régime wala même bu fekkee du sax affaire de régime mais dañu nekk par exemple gluten intolerant léegi ñooñu li mën a am mooy dañuy defar seen tortilla ak pâtu gluten free farine gluten free boo xam ne dafa am gluten free sinon à défaut de loolu mun ngeen jël par exemple gis nga lii xeetu salade la donc ku nekk bu la neex su fekkee romaine nga am rek feuille de laitue boo am rek mun nga ko l'essentiel mooy na mag nii léegi moom ngay utiliser à la place des tortillas nga remplacer ko par tortilla yi donc li ñuy def mooy dama fi yoree ñaar yoo xamante ni dama koy démontrer rek nii comme ça ngeen mun a gis nu muy mel donc bu la neexee nga jël benn bi tartiner ko tuuti ak moutarde comme niñ defoon ci tortilla bi rek à la seule différence que ni au lieu de tortilla donc feuille de laitue dañuy jël gis nga def donc lii dina la dimbali par exemple su fekkee da ngay war a xool lan ngay lekk da nga am ay portion yoo xam ni waroo ko dépasser lii dina la dimbali loolu parce que gis nga nu muy def nii dafay mel ni kubéer du wàcc te et puis c'est très joli soo koy présenter aussi lii kese nii mun nga ko jël def ko comme présentation boo amee ay gan ak yooyu léegi su fekkee ni par exemple bëgg nga def pomme de terre nga daal di def pomme de terre su fekkee da nga bëgg a omettre pomme de terre bi nga omettre ko donc benn bi dañ siy def pomme de terre beneen bi duñ ko si def comme ça ngeen am une idée lan lay ndirool daal après gis nga mun naa jël sax soble bi léegi voilà gis nga daal di jël gis ngeen def concombre ba mu doy ku nekk rek yow yaay xool di la tenter ñu jël yeneen restant ingrédients yi ba mu des salade bi bien sûr parce que comme feuille de salade moo ci nekk donc mi ngi noonu gis ngeen ñu jël suñu persil def ci encore jël tuuti nana menthe bi def donc ñu def beneen bi comme ça ngeen gis voilà gis ngeen nii léegi nag si laay jël à ce niveau laa jël sauce bi ñu def ko ci da ngay yëkkati xam nga soo ko pressé nii mu nekk par exemple nga mun ko lekk comme kuy lekk taco sinon su fekkee bëggoo ko lekkee noonu aussi mun nga jël sa fourchette nga jël ko ak sa paaka dagg di lekk bon salade xam nga ak di ko lekkee noonu dafay xaw a doy waar mais fan bi yëpp mooy lii nii donc teewee ko noonu après di ko lekkee noonu donc fi ñu nekk nii li ñuy def mooy daal di ñëw nettoyer daal di ñëw jox leen produit fini bi kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ko gisandoo seen shawarma mu ngi nii fait maison donc ñu def ko ñaari façon bi nga xam ne dañ ko boole ak tortilla ak beneen bi nga xam ne dañu remplacer tortilla bi ak feuille de laitue yi donc ku nekk yow yaay xool li la neex nga def ko shawarma bi ñu ngi ko mixé ak cumin 5 spice 7 spice ak aussi mooy 5 épices ak 7 épices ak aussi curcumin donc yooyu yëpp lañ ko mariner def ci laaj def ci tuuti citron def ci aussi tuuti vinaigre donc loolu lañ def pour sauce bi ñu ngi jël pâte de sésame bi mu nekk sesame paste moom la ñu utiliser ak aussi yaourt nature donc bi nga xam ni amul sucre amul dara donc moom la ñu jël mixé ko ensemble daal di ci def tuuti sel daal di si dolli aussi ndox comme ça pour mu mun a oyof tuuti parce que dafa doon dang ba nga xam ne doo ko mun a sax def si shawarma bi donc yéen mi ngi noonu tey nag li ma waxoon début bi rek moo si nekk suñu émission bi ñu ngi koy jagleel suñu caméraman
nekk suñu gan ñëw seet si ñu mu nekk sëñ Alioune Sine bu Sine Production donc moom moo fi nekk léegi nag moom lañ ñu tuddee yëf yi donc j'espère que dina la neex te dina mel comme yi nga daan lekk Sénégal ak aussi New York di joxaale aussi shout out ak Binta Diop bu nekk Denver Colorado ak borom këram muy sëñ Jigal ak xale yépp di leen may recette bi donc di leen wax ni dem leen ci chez Bilo Fine Cuisine foofu bu ngeen demee di ngeen am recette wu nu ñuy defaree kii bi mburu bi ci boppam donc c'est un peu différent de pain arabe mais surtout si côté boobu la nekk quoi donc noonu la tortilla mel am nañ fa tuto boo xamante ni ñu ngi leen di wan nuñ koy defaree bu ko defee mu mun a jàppandi ci képp ki nga xamante ni rek yaa ngi seetaan doo dem jënd ji boo ko defaree sa bopp li may wax chaque jour mooy dàq téeméeri junni yoon bu fekkee ni da nga dem jëndi ko donc aimé leen vidéo yi di leen ko partager aussi di ñu jox seeni suggestion ñu ngi koy xaar avec hâte ak aussi seen commentaire donc di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen jaajëfal ci gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su nekk di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah حمدا لربي